jàngeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bisimila ci xibaar tisbaar gi da ci gën a fës tañu am yéen from fàcce ko ubbiteg université ci talaata ji tey jilee ab échec daal muy ab lajj moom la ñu nekk nemee ko fële ci université Gaston Berger ba ca Ndar cercle des étudiants de Saint-Louis di kuréel gi ëmb étudiants yi nekk ci diwaanu Ndar dañoo faf créé tey ji ab grève bu ñu amul app li ko waral nag buñ sukkandikoo ci étudiants yi gaañi kon dañ leen a bëgg a jaay doole jàngal leen par force te loolu duñ ko nangu ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne ni moom leen ci indi ñeneen ñu am leen metti ñoom ñoo di liggéeykat yi nekkee ci wàllu santé ñoom seen prime mu soxal Covid-19 moom la ñuy laaj patinal nag gi nga xam ne nii jëwriñ ji ñu dénk wàllu ko santé wane na ko si doon leen metti ba tax ñu fësal ko ci ab ndaje mu doon siq ak taskatu xibaar yi loolu itam daañu ci dellu si waat gannaaw ay jàmm te réew amoon ñàkk waxtaan rek am SYTJUST di syndicat gi ëmb liggéeykat yi nekkee ci wàllu yoon jël ko dogal kon daal di ajandi jàmmaarloo gi ñu sumboon doxoon seen diggante ak Malick Sall mi jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon ci nguur gi ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral yu mu ci indi moom Aya Boun Malick Diop bon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bisimillah ci xibaar yi gannaaw ay jàmm te réeroo amut ñàkk waxtaan rek am nañ jàpp ne ab déggoo daal mujjee naa dox ci diggante waa SYTJUST ak jëwri ñi nga xam lu ñu dénk wàllu yoon ci nguur gi di Malick Sall moo tax sax ñoom waa SYTJUST kon jël ndogal kon daal di ajandi bépp jàmmarloo goo xam ni doxoon na seen diggante ak jëwriñ ji weeru septembre bi daal lañ ko bëgg a may mu toog waxtaan xool daal di syndicat bi nga xam ne moo boot ñiy liggéey ci ëtt àttekaay yi bankoon na ci loxoom li olof di wax gannaaw ay jàmm ñuy rafetlu juboo bi nga xam ne wala ndaje bi nga xam ne am na ci diggante ministre de la justice ak syndicat bi ñu dellu lu ñuy wax dialogue. SYTJUST waxtaan na ak ay mbokkam waxtaan ak ay nitam ñu ne suspendre nañu mot d'ordre de grève bi pour permettre garde des Sceaux ministre de la justice mën a mottali engagement yi nga xam ne jëloon na ko ci wàllu fay travail de la justice yi prime yi nga xam ne amal nañ leen ko ci weeru septembre 2020 waaye taxaw tamit thème ba nga xam ne comité bi nga xam ne moo war a saytu statut yi ak fonds commun bi def liggéeyam salaire yi am na ñenn ci ñun ñu xamal ne ñoom jotuñu seen salaire waaye xamaguñu ñaata la ñu toll ñi ngi évaluer pour xool ñan ak ñan la pour xool nan la ñuy taxawee ak ñoom. mu ngoog loolu day kaddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci kii di Aya Boun Malick Diop ñeneen ñuy réclamer seen i prime moom moo di waa ànd gësëm te moo di liggéeykat yi nga xam yëngatu ci wàllu santé te banqaasoo kon ci mairie yi le ñoom dañoo gis ne lu jëm ci prime yooyu le dañ leen see beddi mu doon nag loo xam ne ni Sidé Ndiaye ak ñoom ñu ngi koy ñawlu nañ nag taxawaay Abdoulaye Diouf Sarr mi joxoñ ab baaraama tuuma ne luy njig jaaga mooma loolu kon ñu ngi ko xamle ci ab ndaje mu doon séq sànq ak taskatu xibaar yi Sidé Ndiaye ñu teewlu ko ci micro xoxandong tey ñun section sami municipal bu ànd gësëm moo fi woo taskati xibaar yi pour xamal leen li nga xam ne moo nar a xew fan yi di ñëw kii li nga xam ne mooy centre ak poste de santé yi nga xam ne travailleurs municipaux ñoo fa nekk di liggéey comme agent de santé de l'État te bi état bi décidé maanaam président de la République bi mu décidé ne day joxe prime motivation Covid agent santé yi Sénégal yëpp dañ ñu ci boolewuloon départ bi
ba léegi ñu ngi toog di xaar gis ñu dara ñu ngi commencé daan xaalis bi dafa jeex fii la jaar xaalis bi fan la jaar loolu la ñuy laaj fan la jaar ah nañ ko wax mu leer Sénégalais yi xam seen xaalis c'est des fonds publics ba fekkee ne dafa am ñu ko aaki moo séddale bu kii loolu moo war a jeex moo tax bu dee dañ ko luubal nañ ko wax du dégg moo tax dama ne sama gars yi léegi nag da ngeen di lancer opération goxi ñoom ne dañoo wan affaire bi bëgg a daw parce que léegi commencé nañ daw gisatuñu xaalis lekk nañ yëpp am nañ ci jënd oto seen soxna am nañ ñu def lii et cetera loolu moom il faut que ñu auditer fonds bi bu ñu ko joxulee agent collectivités locales yi mais dañuy paralyser travail bi parce que suba nañ lancé à Ouakam à 15 heures opération démarrage des activités de la lutte pour le recouvrement de nos droits ensuite danañ déposer préavis de grève préparer grève générale bi daal fi lekk 1 mois bu dee waxuñu dara dañuy dem grève bañ ci dara nag. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nagoo ci kii di Sidé Ndiaye tolluwaay wopp ji di Covid 19 fii ci Sénégal seetlu gi moo di cas positif yi dafay gën di wàññeeku ndax ci juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti test yi ñu jot amal ci bésu tey jile de ñeent fukk ak ñeent ñoo ci dellu si amee feebar bi ñeent fukk ak juróom wér nañu pëlëng ba ñibbi seen i kër ñu déglu si docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. ci juróom-ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent test yi ñu def ñeent fukk ak ñeent ñoo ci positif yooyu ñaar fukk ak juróom ñoo ciy cas contact mooy ñi am feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas importé mooy ki jógee bitim réew te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukk ak juróom-ñett cas communautaire ñeent fukk ak juróom si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak benn ñu nga ci service de réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb altine fanweeri fan ak benn ci weer ut bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñett ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom cas ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag juróom-ñeent junni ak ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent wér nañ si ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn si lalu hôpital yi wala si loxo docteur yi. loolu di ay kaddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci El Hadji Mamadou Ndiaye ñu wax ci ubbiteeg université yi ci talaata tey jëlee ab échec la muy ak lajj moom la ñu demee ko fële ci université Gaston Berger ba ca Ndar cercle des étudiants de Saint-Louis du kuréel gi ëmb étudiants ya nekkee foofee ca diwaan ba dañoo foofu daal créé tey ji ab grève bu ñu amul app li ko waral nag mooy bu ñu sukkandikoo ci étudiants yi gaa ñi dañ leen a bëgg a jaay doole jàngaloo leen fa par force te loolu nag du ñu ko nangu lu jëm ci élément bi daañu ci jël sax incha allah rabbi ci sunu yeneen i jotaayu xibaar li ko jiitu sax démb kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk université ba daje woon nañu ak taskatu xibaar yi xam le ne lu jëm ci ubbiteeg université yi ñoom mënuñoo accueillir étudiants yëpp ndax ci fukki junni étudiants ak benn yi nekkee ci université ba juróomi junni kese lañ ci mën a accueillir loolu kon ñu ngi ko xamle ci ab ndaje mu doon seq démb ak taskatu xibaar yi ndaje moomee Gabriel Barbier lañ fa yebaloon. fii nga xam ni moom mooy université Gaston Berger bu Ndar kilifa yi ngànk diwaan bi jàpp ni daal lu toll si 4500 étudiants si rek nag lañu mën a jëlagum laata nag ñeneen ñi di ñëw ci rentrée académique bi ñi nga xam ni ñoom ñoo ngànk mbir mi rawatina ki nekk ci bopp université bi muy recteur Ousmane Thiaré di wax ni lii yëpp nag li ko waral moom mooy coronavirus bi nga xam ni nekk na fi waaye lëjal na lool. réunion bi liñ ci décidé woon mooy comme CROUS dafa am un nombre limité de places parce que tey boo jëlee université Gaston Berger étudiants yi fi nekk yëpp mot na 11 717 11 717 moo fi nekk actuellement. léegi te CROUS daf ñu wax ne bu fekkee ne en tout cas ak commission bi bu fekkee da ngeen bëgg a respecter protocole sanitaire bi il faut ngeen indi 4500 étudiants d'abord boo jëlee ratio bi 4500 dafa mel ni dañu ne téeméer bu nekk fanweer ak juróom-ñett ñooy ñëw mooy 38%. léegi ñu ne bañ amee chiffres yooyu ñu ne UFR yi pour ñu yombaleen affaire bi dañuy wax UFR bu nekk moom tamit war nga indi ci téeméer bu nekk fanweer ak juróom-ñett
UFR yëpp d'accord ci donc UFR ñoom dañoo waroon dellu li ñuy wax ci conseil du UFR ñu xool étudiants yi nga xam ne ñu ngi leen di jàngal ñi nga xam ne peut-être seen niveau moo gën a yéex ñu ne ñooñu la ñuy jiite te boo xoolee principalement boo jëlee UFR yëpp lu ñuy proposé pratiquement mooy étudiant première année ak étudiant deuxième année. ñi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk kurus ci bopp bi nekk ci Papa Ibrahima Faye ñuy fësal seen kàddu di wax ni lépp lu nga xam ne rek war nañ ko def ngir li nga xam ni moom mooy protocole sanitaire bi ñu daal di ka respecté ñoom daal ñoo ngi si ñuy wax ni sax li nga xam ni moom mooy ñi fay liggéeyee saa su ne rek ñoo ngi def seen kéemtalaay kàttan ba lépp lu nga xam ni mooy wér-gu-yaramu étudiants yi ñu mën ko teg ci anam yu leer. ginnaaw bi nga xam ni le teg nanu benn kuréel bi nga xam ni commission sanitaire nga xam ni président de l'Assemblée de l'université teg na ko comme nun koy defee au niveau national comme président comme gouvernement bi nu mu amee commission sanitaire comme gouverneur nu mu amee commission sanitaire noonu noonu defee commission sanitaire biir université Gaston Berger te ki nga xam ni moo koy jiite di professeur Miri Badiane nekk ku nu ràññee ci côté en tout cas li nga xam ni mooy xeexum mbas mi fii ci Sénégal ci ñooñ boroom xam-xam yooyu ñoom ñoo liggéey ci nan na muy def ba ñu dellu si waat ci biir université yi continuer jàng bi ba sauver année bi. ñi nga xam ni nag ñoom ñoo ŋànk université Gaston Berger bu Ndar moom mooy recteur bi ak directeur u CROUS ñoo gannaaw bi nga xamee ni dañ doon def point de presse ñoom ñaar ni ñoom daal dinañ def seen kéemtalaay kàttan jatu na soccan ba li nga xam ni moom mooy rentrée académique bi mu tegu ci ay anam yu leer. Saint-Louis Gabriel Barbier rajo télévision Walfadjri. wax ci projet bi nga xam ne ni jëwriñ ju ñu dénk wàllu santé am na ko ngir tëggaat ENDSS di daara ji nga xam fa la ñuy tàggatee lenn ci ndaw yëngatu ci wàllu santé ne jàpp na projet boobu lay yëngal na jàngalekat ya fa ne seen i kàddu lañu yëkkati di xam ne projet bu ni mel ànduñu si tey ànduñu si ëllëg ba tax sax ñu sàkku ci njiital réew Macky Sall mu wax si ndax ña ko ŋànk leen tax a jóg du lenn lu dul duufal seen i poste Messi Diouf moo yëkkati kàddu yu ni mel ñu teewlu ko ci micro xoxandong. ñu informé nañ am na projet de décret boo xam ne ministère de la santé yóbbu na ko secrétaire général du gouvernement ñu koy commencé ventiler ci ministère yi ñuy wax monsieur le secrétaire général du gouvernement Maxime Jean Simon Ndiaye di wax monsieur le président de la république bi nga xam ne mi ngi def ay efforts yu mag pour le système de santé que projet boobu ñaari nit ñoo tëju seen bureau bindu ko amul kenn ku ci d'accord du syndicat yi du acteurs yi établissement yi nga xam ne ñooy former sax infirmier ak sage-femme ak ñeneen yi amul kenn ku yëg loolu kon projet boobu ay incohérence moo ci nekk li ñu ciy wax yëpp ça ne répond à aucune norme CEDEAO waxul ay diplôme d'administrateur de soins CEDEAO lu mu wax mooy licence master doctorat même ci benn article génne nañ turu licence bi dañ koo génne def ci diplôme d'état rek alors que depuis 10 ans ñi ngi formé ay licence en soins infirmiers léegi étudiants yooyu ñu formé depuis 10 ans nu leen di def dañ leen jox ay diplôme d'état alors que appel à candidature dañ ciy def carrément appel à candidature pour l'obtention d'un diplôme de licence kon ñu laañ président de la république ne ko na jël yëf yi en main du ñu nangu aussi ay ñaari nit ñetti nit yoo xam ne ni ay per diem moo leen intéressé ñuy effectivement mettre à genoux la formation au niveau du Sénégal ñoom nag ñu ngi ci seen politique yooyu pour gagner leur vie parce que il s'agit de ça ay per diem yi ñu am ak loolu la ñu am moo leen tax effectivement ñuy wut ay supervise di wut ay galgal yoo xam ne ni du jàll donc ñuy lancer appel ministère yi nga xam ne moom la projet bi jëm nga xam ne loolu amul kenn ku ci d'accord. Sayam Jim Momar Gueye ab daara la joo xam ma nga nekkee fële ci diwaanu Kaolack nguur gi ña nga fa seetaan loo xam ne ni buñ ci jëlul ay matukaay nañ jàpp ne musiba naarulaay mën na fa am muy miir ya di xadd ya lépp ngay yàq te waxtu nekk mën naa màbb ci kaw juróom-ñetti téeméer ndongo yi nga xam ñuy jàngee ca barab boobulee magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko loolu yi moo tax muy jàngalekat di ndongo yi ak seen wayjur ñoom ñëpp mobilisé wu nañu di sàkku ci njiital réew Macky Sall rawatina jëwriñ ji dénk wàllu ko njàng mi ngir seen école bi lee ñu daaneel ko tabaxat ko dañuy dem ca diwaanu Kaolack fekk fa Alassane Ba. Sayam Jim Momar Gueye màgget ba xob bi daas jamono ji poto yi dal bi ak toit bi dara dëgërutu ci lépp bàyyi loolee nag tiital élève ak professeur ya fay jàngale tax ñuy yëglu ci kilifa yi ngir bañ a dund li amoon ca Demba Diop wala musiba batalo Joola. vraiment ñun nekkatuñ en sécurité te bu ñuy jàngale dañuy tiit
parce que ku xool bâtiment bi yaakaar naa si époque coloniale yi la woon boo xoolee bâtiment bi yàgg na trop tey boo xoolee miir yi ñu ngi commencé di xar plafond yi da ngay def cour ñuy daanu ba tax na vraiment ñun suñ xel dalatul. collège bi nga xamante ni ca bu njëkk ba moom moo doon jël premier ci région bu Kaolack jamono ji deltuwaat na gannaaw lool ba féetee ca fukk ak ñaareelu place ba li ko waral mooy mënatuñu déggee ndax coow li ci marché bi. bruit bi bu ñuy jàngale duñ mun a dégg des fois di nga arrêté sa jàngale pour quelques minutes pour xaar benn oto bu xam ne dafa def sonorisation mu jàll wala nga xaar benn marchand ambulant bu xam ne day def promotion marchandise am nga xaar ko mu jàll pour nga mën a continuer sa jàngale te loolu day répercuté wu si quantum horaire bi et vraiment ñun gis nañ ne loolu tax na tey ba résultat yu ñu doon am amatuñ ko parce que fii si Kaolack CM bu gënoon a baax Djim Momar Gueye la woon mais léegi ñu ngi si 12e position te ñu doon jàngale depuis lors ñoom ñoo fi nekk ba léegi kon ñu gis ne nekkul si qualité jàngale bi mais si condition yi ñuy liggéeyee moo baaxatul. tabaxaat wala yeesalaat bâtiment bi ba mu dëgër loolooy dalal xelu ndongo yi ña leen di jàngal ak seeni waajur ndax kaaraange gi mën a mat. li ñu bëgg daal mooy vraiment autorités yi ñëw defaraatal ñu école bi ba mu dëgër ba suñ xel dal defaraat ko ba benn bruit du duggaat ba vraiment ñun ñu mën a jàngale si jàmm ak salaam parce que jàngale rek mooy suñu liggéey. parce que am na parents d'élèves bi xam ne ñu si faral di ñëw di xool di gis xam ne bâtiment bi wóorul ñu ngi commencé di retirer seen doom di yóbbu feneen léegi bu ñëpp jëlee seen doom nag dans ce cas on va se retrouver avec zéro effectif bu ñu demee ba école bi kenn jàngewul fi yaakaar naa dañ koy tëj. ci noonu lu toll ci juróom-ñetti téeméer élèves jàngalekat tiit ci seen ëllëg ragal bâtiment collège Djim Momar Gueye gi daanu ci seen kaw ndax lépp màgget te fettee na felleeg nag xobbeekoo fu ne Kaolack Alhassane Ba Yaya Gissé Walfadjri. bu ñu jógee ca Kaolack dañuy dellu siwaat fii ci Ndakaaru waaxu utali fële ca marché Petersen gannaaw bu mu lakkee boobu ak léegi mu toll daanaka ci benn at ñi nga xam ne ay commerçant la ñu nekk woon ca marché boobule ña ngay réclamer seen i cantine benn at yàlla ñu ngi toog di muñ ñu leen di dig naan daañu leen defalal seen marché bi waaye boobu ba léegi furaas daal di xëddéem dàqu ñu nag wàcc ci mbedd mi wane seen bopp su fekkente ne li ñuy tawat amuñu ci benn saafara Mame Mor Lo moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Fatima Kidé. waral ndaje mi mooy bu ñu xoolee fii ci site bi ñu taxaw nii mu nekk site bu nga xamante ni mooy site bi ñuy wax marché Petersen surtout Petersen donc mu lakkoon depuis 2008 te boobu ba léegi nag ñu nekk ci ay conditions yoo xamante ne vraiment conditions yu xaw a métti la ñi nga xamante ne nii aussi ñoo waroon a réaliser liggéey bi muy entreprise bi ñuy wax Sutura nga xam ne moo gagné woon procès bi ñu war a defar cantine yi ñu ngi ko commencé woon ñoom depuis le 8 novembre 2019 joxe woon délai bu nga xamante ne dañ noon ñoom dans 6 mois danañu ko pare boobu ba léegi nag ñu ngi dem ci fukki weer premier bloc bi ñu waxoon ne dañ ko def dans 2 mois fu mu ne nii ñu ngi ci fukki weer liggéey bi am tardement bu bari ba fu mu nekk ni boo xoolee daanaka ñoom dañoo xaw a abandonné procès bi liggéeyatuñu loolu mooy li nga xamante ni mooy li ñu métti ñun parce que ñi nga xamante ne nii aussi ñoo nekk ci marché bi war fi daan seen doole seen avenir yëpp nekk ci site bi nañu ñëw yeggalil ñu suñu marché bi parce que conditions yi ñu nekk métti na ñi nga xam ne ñu ngi woon ci biir fii yëpp doon liggéey amatuñu fu ñu liggéey ay père de famille ay mère de famille ñoo fa nekk te ci la ñuy yor seen i kër ñenn ñi ñu ngi ci tali bi di booxante di taaba ñenn ñi ñu ngi toog seen kër di xaar cantine yi pare ñu ñëw dugg ci biir cantine yi. benn baat ci wàllu politique wax ci ki nga xam war a jiite opposition bi loolu nag jamono ji jur na aw waxtaan ci géew politique bi rawatina ci diggante ku jégile ndax bu ñuy jàppee nit kookee Idrissa Seck moom kese moom kott la war a doon ñeneen ñoom gisuñu lu ni mel yóbbee sax laaj samp bëgg a xam ndax mbir mi du ab tàngal bu njiital réew Macky Sall bëgg a naxee opposition bi Ndeye Fatou Ndiaye amal na ci ab taxaw seetlu ñu teewlu ko. ci biir way politique yi fi mu toll nii li ñu war a janool moo di tànn kenn kuy jiitu ci kujjeeg politique bi lu ni mel nag dañ koo dugal ci sunu ndeyu charte réew mi ci ati 2001 daal di ko dëggal ci ati 2016 ba ñuy def référendum waaye nag ba si jonnos yàlla tey jii benn yoon mënuñoo joxoñ baaraam ni kii moo jiite kujjeeg politique bi fii ci mim réew di rub li mu toog ci nguur gi di fukki at ak ñaar maître Abdoulaye Wade mi ko sos ba ni mu fiy jógee mujjuta tànn kenn tey jii
président Macky Sall mi door ñaareelu mandat mu wéy ci at ak lu topp munuñ koo xokkatal wala ñu koy singali ci ne faaw mu tànn kiy jiite ku jëkk politique bi lii sax boo ko xoolee day mel ni mbaqus boo xam ne dañ koy naxee gone yi suñ leen bëggee liggéeyloo wala sax ñu defloo leen lu ñu soob bi la yoon sax du ay gone yu ñuy nax waaye ay mag yoo xam ne dinañ leen dikk lu rëy rëy loolee nag ba fi mu toll nii jotaguñ ci ñu ngi koy yaakaar mu doon app boo xam ne day doon yaakaar bu ñuy teg ci seen kanam te ba tey jii kenn mënu cee jot wala sax sotteegul te boo ko seetloo mbirum kiy jiite ku jëkk politique bi saa yu ñu génnee ci ay élection rek ñu daal di ko jaxal ci biir débat bi loolu dina dalal xolu ñi nga xam ne dañoo mer waaye itam mu may leen ñuy xëccoo ci seen biir ndax pour ñu ne kenn ci seen biir moom la ñuy war a jiital day jafe lool coow loolu di arrangé lool ñi féetewoo ci nguur gi dina leen may ñu am tuuti noflaay waaye itam seetaan xaxatloo bi am si diggante ñenn ci biir ku jégi ci firnde dégg ngeen wax ju sew ji am ci diggante waa réew mi ak ñi nga xam ne ñoo boodu ci maître Abdoulaye Wade yemut foofu ñi bokk ak Ousmane Sonko ka ñoom jël nañ seen wàll ba noppi lu mu ci mën a doon njiitu réew mi di président Macky Sall moom daa mel ni li mu bëgg a teg ci loxo gaa yi dana ko noppal. ñu dellu wax ci màggal Touba gi ak xalaat gi tukkee ci lenn ci ay kuréel yoo xam nee nañu ñoom nañu ay chercheurs lañu ñoom daal la ñuy sàkk ngir màggal Touba gi ñu bañ koy amal ren ci wala sax ñu bañ koy amal comme nañ ko daan defee maanaam daal kenn ku nekk na nga toog sa kër su ko defee nga daal di fay amal màggal gi su ko defee wopp ji daal du Covid 19 du mën a gën a am doole ci réew mi. loolu nag kuréel gi saytu màggal gi joxe nañ ci seen xalaat ñoom nee nañu document boobee amuñu lenn luñ ci wax màggal Touba dina am du am en tout cas ñoom ñu ngi ci wàccaay di déglu ndigal li nga xam ne ni war naa bàyyeekoo ci xalif général des Mourides Cheikh Abdou Bali Mbacké moo yëkkati kàddu yu ni mel ñu teewlu ko. document bi ni mu demee ñoom ay bokk taalibe lañu ñoom ñoo ko def ci seen coobare bopp. bi ñu ko defee ba noppi nag ñu ñëw jébbal ko sëriñ bi. xam naa aussi bañ fi jógee jaar nañ fekk bis bu amoon na réunion comité d'organisation. ñu jaar fa gaaral leen ko. bon mu document bi li fi nekk. dañoo wax rek ñaari façon màggal yi nga xam ne moo war a mën a nekk. benn bi mooy kenn ku nekk toogee si kër loolu wax nañ ci lu bëree bëri. benn bi aussi nit ñi bu fekkente ne bi aussi am nañ ndigalul màggal si naka la ñuy màggalee loolu moo nekk ci document bi. li nga xam ne. mooy fi la comité d'organisation bi nekk. moo di alxames le 6. Serigne Bass daf ñoo dajale. ne sëñ bi joxe ndigal nañ waajal màggal ji. bon ba tey nag ñun ci boobu dynamique la ñu nekk. moom ndigal bi ñu jot mooy waajal màggal gi màggale ko Touba. mboolem commission yi ñi ngi waaj. di defar seen i plan d'action. commission santé bi mi ngi liggéey bu rëy di ko waajal ci wàllu sensibilisation ak naka la ñuy teertoo gan yi. ñu jël matuwaay yi nga xam ne moom la ñu war a jël. ba sunu boroom suturaal li ba jàmm am. amul benn rapport wala benn bataaxal wala genn kaddu boo xam ne tënk nañu pour kaddu xalifa général des mourides. te taalib yëpp aussi ñoom itam foofii la ñu nekk. kon ñi ngi waaj di déglu sëriñ bi. muy ay kaddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci Cheikh Abdou Bali Mbacké mbokki kon ci foofulee ci la ñuy tàbbisi ak yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ciy ànd ak soxna Safiatou Cissé. bitim réew yi dañ koy dooree sa réewum Guinée foofee nag ki fa nekk njiitum réew di Alpha Condé moom moo fësal ni dafa bëgg a amal ab 3e mandat jëmee sa oote yiñ fa nar a amal ngir tabb njiitum réew ñu jàpp ko si fukki fan ak juróom-ñett si weerub octobre si atum 2020 lu ni mel nag ki ko xamle di partem le rassemblement du peuple de Guinée di RPG mu ngi ko xamle si altine ji yemook fanweeru fan ak benn si weerub août si atum 2020 si télévision nationale bu Guinée waaye balaa lu ni mel rek ay doomu aadama yu takku wàccoon nañ si dëkk ba ngir rek doon sàkku si kii di Alpha Condé mu bañ a amal 3e mandat si fàttali rek moom Alpha Condé ñu ngi ko tabboon si boppu réew ma si atum 2010 ñu falaat ko si atum 2015 tey ji nag mu am juróom-ñetti fukki at ak ñaar muy sàkkuwaat ñu falaat ko ngir mu am ñetteelu mandat li yes nag si bi lépp dépôt de candidature mooy que ni bu njëkk beek ñaareel bi yëpp moom moo génn mu fësal ko waaye lu jëm ci 3e candidature bi dafa bind ab communiqué.
ñu des réewum Guinée ba léegi wax jëmee si woote ngir tabb njiitum réew sa dëkk ba ak candidature Cellou Dalein Diallo nga xamante ne lu mën a sukkali lii di partem bi la di FNDC du Front National pour la défense de la Constitution ñi fare sa société civile ba ki opposant politique ñoom ñoo sos bile plateforme bokk na nag si jamono ji li ñuy xeex mooy ñetteelu mandat bu Alpha Condé ñu dem sax bay ñaawlu nit ñi dara doxalee élection yi. ci réewum Côte d'Ivoire nag gannaaw Alassane Dramane Ouattara Henri Konan Bédié Pascal Affi N'Guesson kii nag di Guillaume Soro ak Laurent Gbagbo ñoom nag déposé nañ seeni dossier de candidature jëmee sa woote ngir tabb njiitum réew ñu nag amal ci fanweeri fan ak benn ci weerub octobre bi ñu dëgmal ci fàttali nag ñoom ñaar ñooñee di Laurent Gbagbo ak Guillaume Soro dañu leen génne woon ci liste électorale bi lu nu mel nag taxoon ba seeni partisan waa ci mbedd mi yëngu-yëngal. weer a ngi nii gannaaw ba ñu nemmeekuwaatee ay yëngu-yëngu sa bande de Gaza lu ni mel nag tax ba Hamas ak Israël amal ay waxtaan ngir jàmm dellu ci dëkk ba yëngu-yëngal yooyee taxoon ba ki nga xamante ne moo fa teewaloon mbootaay yi xeet yi di organisation des Nations Unies doon xalaat rek ni jéeya mënoon na fa am waaye waa Qatar ñoom ñoo ci dox tànk jàmm ci jamono ji nag am nañ ab kayit bu ñu xaatim ci altine ji ñu génn. jërëjëf soxna Safiatou Cissé kon ñu ngi koy sant di ko gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbi si yéen ci ñaarlu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm waaye lu aju ci magistrature bu Sénégal Walf Quotidien bari na ci ay magistrat yi ci dund lu metti amuñu afiya ci seen liggéey saay su ne ñu dekkee di leen bundu xotaal di wàññi seen ndombal tànk ba ci seen daraja yéen a bi ñu fàttali ne lu ko dalee 2010 ba 2020 bari na fi ay magistrat yu dund li ni mel doore ko ci procureur Ali Ndaw mi fi jiite woon këré yi ak nam ca bëggoon a doxalee amoon yéen a gestu lu toll ci ñaar fukki doomi aadama ak juróom ca nguruk Abdoulaye Wade gawoon te ñu waroon leen a gestu ci alal gulewul ak moomel gulewul yéen a cabinet ci saasi la ñu dakkal liggéeyam moom Aliou Ndaw daal di ko jox affectation feneen ba liggéey ga mu sumboon ca kër yi mujjuta sotti yéen cabinet ba ci faatu Habibatou Diallo ma jiite woon lii di cour suprême ci weeru mars 2015 ñu bëggoon ko faa jëlee ci saasi soxna sa lànk ne loolee du fi amee ne assemblée générale bu cour suprême donc moo ko fa mun a jëlee ba ci juge Cheikh Diakhoumpa dundoon na jafe-jafe ci élection présidentielle 2012 ca Matam gannaaw fitna ga doxoon ci diggante ay farando maire ba di Mamadou Mori Diaw ak ay farando Farba Ngom ca la juge Cheikh Diakhoumpa wóolu ci si Ngom lànk du ko wuy ji waaye ci mujjantel ga juge Cheikh Diakhoumpa moomule la ñu mujjee tuxal jox ko affectation yóbbu ko feneen maanaam génnee ko Matam gamu ne woon Walf Quotidien ba ci juge Yaya Amadou Dia ci fàttali moo fi géddoon kër yi jëmoon ci dossier Karim Wade ci saasi la ñu jël dogal daal di ko affecté ca cour d'appel bu Ziguinchor ba ci dossier procureur Ousmane Diagne mi jëloon dogal ne du tee Alioune Tine du tee caat bu mouvement Y en a marre du tee benn yoon njiitu réew mi Macky Sall ma ñu tuumaaloon ci mbirum blanchiment d'argent maanaam lewal xaalis gulewut te mu toll woon ci juróomi téeméeri million googule jamono amoon nañu newoon ci nguuruk Abdoulaye Wade jotoon nañu ñaawlu doxalinu procureur Ousmane Diagne ci ñàkk jël dogal tëj ñooñu le Walf Quotidien di ñu fàttali doyen des juges Mawa Sémou Diouf maanaam moom mi bañoon a tëj El Hadji Sidi Lamine Niass Alioune Tine ba ci Aïda Ndiong waaye ñàkk jëfe loolee tax na Mawa Sémou Diouf ñu daal di ko affecté génnee ko réew mi yóbbu ko ca cour de justice bu Imowa yéen cabinet ku ci mujj yàggut ci juge yi te dundu jafe-jafe ca tribunalu Podor ga mu jiite woon di juge Ngor Diop gannaaw kilifa diine gam fa téye woon te bañ ko libéré waaye ci saasi ca la dogal rot jëlee juge Ngor Diop ca Podor ga mu ne woon delloo si ko Ndakaaru mu doon simple conseil ca cour d'appel bu Ndakaaru Walf Quotidien ak ñeneen ñu dundu jafe-jafe ci seen kilifteef yéen cabinet Tribune des ci magistrature bi ak kuréel ga leen boot di UMS mi déggal ne jot nañ lu tolloog ñeent fukki millions yu bawoo ci njiitu réew mi Macky Sall yéen cabinet gis na dina jafe lool justice moom boppam Forum Civil la mu gis bokk na ca ne faw ñu ndëppal justice maanaam toog waxtaane ko ne buñ ko deful ci jafe-jafe yu tar la nar a tab bi yéen cabinet laas ne jafe-jafe yaa ngoog tàmbaliwaat na ci géew politique bi ku jéeg politique bi génn na ci confinement gamu ne woon tàmbale naa fëgg ci taabal ji jëm ci dialogue politique gañu amal am na lu bari lu mu jotuta déggook nguur gi bu dee Pastef bu Ousmane Sonko daal di joxoñ baaraamu tuuma ñenn ci ku jéeg politique bi ne am na ci ñoo xamante ne ña ngay kootook nguuruk Macky Sall dekkee di lal seeni pexe saay su ne njiital parti réew mi am ñu ko tànn ci ku jéeg politique bi jiital ko mu war a doon chef de l'opposition yéene kabidi l'observateur ne tànneef gile tàmbale naa jur coow ku jéegu metti feeñ na ci diggante Idrissa Seck ak Ousmane Sonko kenn ku ne bëgg a doon chef de l'opposition am ñu ci jox
joxe seen xalaat ci biir yéenekaay bi. agrégé en sciences politiques bu université Cheikh Anta Diop doon chef département sciences politiques bu UCAD professeur Abdourahmane Thiam gis ne chef de l'opposition mbaxuus la kum ci mun a doon ëllëg di nga am sa cabinet daanaka cëru premier ministre wala vice président lañ lay jox doon na lu jur tey xëccoo gi ci diggante Ousmane Sonko ak Idrissa Seck professeur Ibou Sané gis ne chef de l'opposition cër gu mag la njiitu réew mi Macky Sall balaa muy waxtaan ak kenn faw mu diisoog chef de l'opposition di nga am doole ci mim réew ak bitim réew yéenekaay bi di Vox Populi xëy wutali bitim réew ak Alpha Condé ma ñu ne dina doon candidat ci élection présidentielle yi ñu jëm foofee ca Guinée Conakry yéenekaay bi ne ñetteelu mandat moom la bëgg a dagaan ci fukki fan ak juróom-ñetti ci weeru octobre gi ñu jëm yéenekaay bi di L'Évidence ne maître Moussa Diop joxe na ci xalaatam ci coowal troisième mandat ci Afrique sowu jant la mu gis moo ne mbirum troisième mandat yile du lenn lu dul coup d'état L'Évidence gis ne kàddoom yile moom jiital Dakar Dem Dikk mun na ko jural jafe-jafe mun na koo xañ sax postam gane ca Dakar Dem Dikk Gaston Mbengue déggal ko ne ku munul bawoo lu yàqu yowa ne dootul yàgg maître Moussa Diop dañ ko jëlee ca Dakar Dem Dikk yéenekaay bi di Sud Quotidien di ñu fàttali ne fukki fan ak juróom ci weeru juillet 2020 ca la njiitu réew mi Macky Sall sàkk woon ci ay nitam maanaam ci ay ministre am ngir ñu sol seen dàll waaxu wutali OFNAC laata fanweeri fan ci weeru août ngir mun fa jukki seen moomel ak seen alal ci ñaata la toll njiital OFNAC ne am nañu ko jëfee waaye leneen lu yéenekaay bi xamle ne bokk na ci OFNAC googule la ko gën a soxal ne bari na ci ñoo xamante ne dañoo làqi seen alal ca bitim réew maanaam ci ay paradis fiscaux Vox Populi xëy ca Sandaga ak jaaykat yañ fa jëlee yàggut daal di leen tuxal ca champ de course yéenekaay bi ne ba léegi yooyu lay jaaykat déggatuñu ñaata client gisatuñ ko la ko waral mooy champ de course gañu ne neexut a dem ne làqu la def askan wi miinaguñ ko seen ñaxtu ci Vox Populi jaaykate ne amatuñu bénéfice seen koom demeetu ni yéenekaay bi di Les Échos xëy waxtaane tàggat yaram ak Matar Ba mi joxe xalaatam ci coow li ne cobboy ci CNG Matar Ba ne mosuta yëkkati kàddoom mosta wax ne Alioune Sarr day jógee ci boppu CNG Matar Ba ne saay bu waxtu wa jotee nguur gi mooy dogal yéenekaay bi di suñu lamb xëy dalal Gaston Mbengue mi merel lool Tigre de Fass di Gris Bordeaux ma mu joxoon avance ba noppi combat waroon a dox digganteem ak Balla Gaye 2 Gaston Mbengue ne ci lu gaaw na ko Gris Bordeaux delloowaat fukki millions yam ko joxoon ci avance leneen ci ay kàddoom ci suñu lamb Gaston Mbengue daal di fàttali ne Gris Bordeaux bu yegsee fii ci lamb moom Gaston Mbengue béy na ci waar wu yaatu libération ne lii di mariage forcé maanaam maye nit ki ku mu bugul journal lu doy waar ca Wakaam yéenekaay bi ne ab soxna lañ fa doon maye te kañ ko may bugg ko benn yoon newul ci xolam waaye ay waajuram ñoo ko forcé libération ne soxna sa deful lenn lu dul xaar ba xew ba jax daal di yolleeku ndànk dem rawali ji boppam ca brigade bu Wakaam fa la dem làqu ji xamal gendarme ya ne dañ koy maye te bugul waaja may laaj ndax bi le dossier ana nuñ koy réglé. muy laaj bu samp Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm kon mbokk yi lii moo doonoon li furuse woon ci wàllu xibaar ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax Modou Fall mi fare woon ci xarale gi réalisation soxna Ndeye Fatou Ndiaye ci kaddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba ñu leen di ñaanal mucc gu sax te ànd ak xéewal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal ñu yendoog jàmm